salaamaaleykum mbokk yi safoo Gandiol Actu 22 ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement donc di leen dalal encore une fois si deuxième numéro les 7 minutes avec tey ñu dalal ki nga xamante ni yaakaar naa ni Gandiol dootuñu ko présenté ci muy ki nga xamante ni pratiquement mi ngi yëngu ci wàllum donc développement muy madame Fatou Kholle madame Fatou Kholle nuyu naa la. ziar naa la fay naa la. alors tey ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni mooy la femme au développement avant tout d'abord madame Fatou Kholle maa ngi lay bàyyi nga présenté wu ak ñi lay seetaan si Gandiol Actu 22. waaw Ousseynou maa ngi lay fay di am mbégte daje ak yow man nag sa présentation dina xaw a yow mi nga xaw a jafe maa ngi tudd Fatou Kholle dëkk Mouit juddoo Mouit nekk doomu Mouit nekk présidente coopérative pour le développement durable du parc national de la Langue de Barbarie nekk conseiller fii ci commune bu Ndiéguène Gandiol di yëngatu ci santé jiite aussi présidente GIE Takku Liggéey bu Mouit pour ma yema ci gàttal foofu laa moom may Fatou Kholle. alors bi ngi noonu mu nekk ki nga xamante ni mooy madame Fatou Kholle gis ngeen présentation bi nga xamante ni amal naka léegi mu am vraiment benn parcours bu riche bu nga xamante ni tey mën nañ jàpp ni jigéen ñi ñu si bëri tey donc war nañ mën a copier si moom pour daal di inspiré wu alors tey comme ni nga ko waxee léegi ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni mooy la femme au cœur du développement alors madame Fatou Kholle tey lan nga mën a jàpp ni que ni jigéen ñi ban rôle nañu war a am ci côté li nga xamante ni mooy développement. waaw Ousseynou ñoo ngi lay gërëm jigéen mooy lépp su ñuy wax développement jigéen moo tax te yaakaar naa bu ñuy wax développement ci jigéen dugal ci loo xam développement dafa nekk développement nag dafa yaatu kenn xëy na mën ko jox définition bu standard mais xëy na benn concept la boo xam ne kenn ku ne yaay xool wala ba nga fay jël pour mën a soqali sa gox bu ñu jëlee si wàllu économique mën na nekk renforcement des activités génératrices de revenus mën na nekk ci wàllu social ak leneen yàlla dafa nekk ñu nekk ay entrepreneur yàlla nattu na aussi ñu jóg pour jàppale suñu gox ndax dimbali sa gox mooy dimbali sa bopp te loolu tax ñu gunge jigéen ñi ànd ak suñu naataango jigéen ñi lépp loo xam ne day soqali dëkk bi rek pour nit ñi gis seen bopp mooy suñu loolu. alors madame Fatou Kholle ginnaaw bi nga xamante ni wax nga léegi rôle bi nga xamante ni jigéen war na ko am ci côté donc développement ku nga xam ne ni aussi dina am ay obstacles yu nga xamante ni mooy tax ñu si bëri tey en tant que jigéen duñu dem ci wàllum développement tey da nga jàpp ni mooy faagaagal donc yoon boobu ba tax na jigéen ñu bëri tey duñu yëngu ci wàllum développement. waaw jigéen ñi ay jàmbaar lañu ndax yoon bi métti na bari na xaaxaam dëgër na mais toujours ñu ngi góorgóorlu mais si biir loolu dafa am ay obstacles am na ay contraintes yoo xam ne ñoom ñoo leen di freiner ndax ku wax jigéen mooy yaay jigéen mooy waajur jigéen dafa am période boo xam ne day nekk si ay sëyam te parfois pour nga gérer si sëy gérer sa ménage bëgg développement aussi day xaw a jafe beneen bi aussi jigéen yi yenn saa yi seen jàngatu sore ndax dañuy dem ba yenn niveau yi ñu teel a dugg si néegu sëy su ko defee yenn compétence duñ ko am ci jamono bi moo toll foo xamante ni dëgg la expérience am na solo mais aussi dafa war am élément de compétence yoo war a boole sa bopp pour mën a innover mën dem ci kaw mais si biir loolu ay freinage yoo xam ne mooy téye jigéen ñi pour ñu gérer seen kër bëgg ko boole seen entreprise day xaw a metti loolu mooy jafe-jafe yi xam ne mooy freiner jigéen ñi parfois ba nga xam ne chef d'entreprise yi muy góor ñi duñ leen wóolu na leen sax mais parfois dañuy bëgg seen entreprise de fonctionner de 24 heures sur 24 te jigéen day jël ay congé de maternité day bëgg a gérer këram doogaa ñëw yore njabootam bëggu la yóbbu école yóbbu leen santé loolu yëpp day nekk loo xamante ne day reposé wu si kaw jigéen ñi moo tax ñu ne jigéen dafa bari ay loxo yi ku ne dafay bëgg laal looloo tax mu nekk freinage mais si biir loolu aussi teewul ñoo ngi gën a góorgóorlu di fexe di jege instance décision yi di def ay renforcement de capacité pour mën a yokk suñu xam-xam ba nga xamante ne dinañ mën a gérer suñu kër mais aussi gérer suñu entreprise. effectivement wax nga ko léegi ku wax donc obstacle di nga wax certainement li nga xamante ni donc muy ay solution te yow en tant que jigéen ban solution ngay proposer pour ñu daal di gën a ñoŋal li nga xam te mooy la promotion donc ci côté jigéen ñi pour ñu gën a nekk ci li nga xam te mooy développement parce que mën wax développement te mën a wax jigéen. waaye jigéen moom li ma ko wax sànq mooy développement ndax mooy yaay mooy société mooy lépp lu baax jigéen la lu bon jigéen la kon ñun ñoo war a organiser wu pour jéemal baaxal ndax société bi ci kanam beneen bi dañ tollu diggante boo xamante ni tey kenn ku ne yow yaa war a nekk une citoyenneté active ba mën a doxale sa gox ndax état xëy na li ko wër bari na yàlla def na ñu dëkk ci commune boo xam ne aussi commune bu ndaw la du mën a gérer yëpp kon kenn ku ne yaa war a nekk fa nga ne nga def sa wàll pour mën a doxale sa gox mais loolu jigéen ñi ñëw si jiitu looloo tax dañuy créer ay GIE créer ay groupement de femmes def ay les coopératives boole suñu doole bu ñu boole suñu daal mu nekk loo xam ne day nekk social mais solidaire xool ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis ñu demandoo ndax boo boolee ñi nga xam ne bokkuñu gis-gis rek
day xaw a dem bu ngeen bokk gis-gis nag dañuy fexe ba gis-gis boobu leer si kenn ku ne su leer si kenn def ay action yoo xamante ni dina fexe mu renforcer suñu capacité mais aussi fexe ñuy innover mais aussi nit ki tam ñu koy fexe mu def leadership ndax bu la defee leadership mooy tax nga nekk defal le développement personnel ndax développement personnel moo ñuy permettre nga xam yow say faiblesse ak say force ci dikk boo xam ne ay faiblesse du mën a fexe ba mën a jubbanti boppam léegi nag moo tax dañuy gën a jege di def ay sensibilisation di def ay pré débat mais aussi di gën a jege jigéen ñi pour mën a fexe la prévention mais aussi orientation bu defee orientation pour ñu accompagner accompagnement moo moo tax li ma la wax ay actes généraux de revenu pour moo au moins ñu jigéen ñi fexe autonome ndax jigéen nit ki tam boo koy dimbali da ngay fexe mu am lu mu téye pour mën a jàppale boppam ndax boo defee benn formation te dañ jigéen dañu am ñetti problème F muy la formation la formalisation et le financement ñett yooyu boo si gungee jigéen ñi rek yaakaar naa solution mi ngi ñëw ci daan mën dema seen mi ngi noonu les 3F yaakaar naa ni solution la bu nekk durable sax pour ñu jaar ni en tout cas di wéyal li nga xamante mooy développement ci côté jigéen alors wax nga ko léegi-léegi au delà donc du GIE ak formation yi nga wax léegi ci côté développement personnel et tout est-ce que bu ñu duggee ci cadre politique est-ce que foog nga ni jigéen ak politique ànd na waaye jigéen moom ak politique ànd na ndax politique mooy lépp de am politique parfois nag dañuy wax naa politique Sénégal mais politique moom loo gis même sa kër sax pour mu dox foog nga nekk benn politicien nga xool noo koy defee looloo tax jigéen dafa war a bokk waxuma sax ci politique mais instance de décision yëpp au niveau local régional jigéen dafa war a gis seen bopp lu tax ñu indi fi émancipation de la femme parité ñooyu yëpp du pour jigéen tollu ak góor mais dañu bëgg ni jigéen dafa war a am kaddu ni góor amee kaddu ndax xel day dem ci xale day dem ci mag mais day dem ci góor day dem ci jigéen alors wax nga ko léegi récemment gisoon nañu que ni am na foo demoon ci grande instance yi daal di fi représenté li nga xam ne mooy CGE bi nga xamante ni jiite nga ko yow en tant que jigéen ba yëg-yëg nga am en tant que jigéen aussi en tant que donc gànguleuse ban yëg-yëg nga amoon ginnaaw bi nga xamante ni teew nga foofu tey ànd ak CGE bi man nag Gandiol mooy sama fierté doomu Gandiol la bu ma dem demee naan doomu Gandiol la mais dama ni góor baax na jigéen baax na comme ni ko waykat bi waxee ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk seen kon jigéen ñi da nga war a gëm seen bopp pour nga gëm sa bopp rek foog nga xam yow yaay kat nga fonk sa bopp doo toog rek naan nangam mais da nga war a dem gëstu ji war a dem jàngi war a dem seet ndax lépp mën na nekk nit ma bu mu ne ñàkk xam-xam mais ñun chance bi ñu am mooy yàlla def leen ñu nekk ci parc national de la langue de Barthélemy tey lu mu am rek environnement moo ñu xam ne looloo tax tey fu bëri dañ fay dem am na ay raay yu bëri fi ñëw effectivement yoo xamante ni GIE Takku Liggéey am na ko li ko waral mooy gestion de l'environnement gestion de l'environnement nag booy xool nag jigéen ñaa ngi ci góor ñaa ngi ci mais jigéen ñoo ci gën a féet tey changement climatique bi sooy xool Gandiol la gën a impacté mais tey ñun dañ ci def rôle bu am solo lu mel ne reboisement ndax ñaari espèces yi nga xam ne moom la ñuy reboiser lu mel ne filao wala la mangrove dafa am rôle bu muy jouer ci érosion côtière bi mais aussi ci ndox mu xorom bi kon looloo tax ñun lépp loo xam ne day jëmale développement kanam rek da ci ne moo xam développement économique la wala durable tey man fierté la ma dem représenter sama GIE ndax GIE Takku Liggéey dama nekk GIE boo xam ne dafa jàmbaar spécialisé ci benn domaine rek tey boo demee environnement ñoo ngi ci soo demee santé ñoo ngi ci soo demee éducation ñoo ngi ci kon loolu moo tax mu yóbbu ko kon damay am mbégte rek di représenter Gandiol mais aussi de représenter GIE Takku Liggéey ba nga xam ne tey lu ma doon ñoom alors balaa ngay jeexal ban message ngay lancé ak mbokku jigéen ñi xanaa ñu gën a góorgóorlu dem seen bopp te xam ne jàng du weer te li nga moom yow yaa ko mën a téye sa bopp di fexe li nga xam ne mu nekk un développement durable loo xam ne jigéen ñi waruñu nekk yaafus ndax xel jigéen da koy am góor da koy am mais tey réew mi dafa toll foo xamante kenn ku ne yaa war a demal sa bopp mais pour nga defal sa bopp nag da nga xam yaay kat am confiance sa bopp mais wóolu sa bopp ba pare nangu jàngi aussi. alors ma bàyyi la nga joxe sa mot de la fin. xanaa di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci liggéey bi ñuy def ak équipe macha allah gis nañu yaa ngi def la promotion locale de Gandiol mu nekk loo xam ne suñu fierté la tey dañuy soxla ay xale yu mel ne yéen nga xëy na damay wax toujours chance bi am chance bi nga am ñun amuñu ko woon peut-être ñun suñu jàng sorewul woon mais am na lu ñu jot a dund mais yéen da ngeen jàng fekk seen mag yoo xam ne am nañu expérience kon loolu suñu ko boole rek Gandiol day ci kanam
gërëm ñëpp rek di sant ñëpp te am mbégte ak contentement. merci beaucoup mbokki internet Gandiol Actu 22 yaakaar naa ne tey émission bi jàng nañ ci lu bëri si ki nga xam ne mooy Fatou Coll nekk vraiment exemplaire tey ci bépp jigéen bi nga xamante ni yaa ngi yeewoo ci Sénégal parce que bu ngeen gisee parcours bi nga xamante ni donc am na ko yaakaar naa ni war na mën a inspiré ñu bëri di wax que ni tey amoon nañ mbégte bu baax a baax daal di ko dalal ci deuxième numéro les 7 minutes avec fi nga xamante ni mooy Gandiol Actu 22 mbokki xarit yi ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax di leen remercier bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ni ñu ngi ànd saa su ne ci biir Gandiol Actu 22 leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah merci beaucoup.